Mathéo Tribune yéenekaay lañ bët anniversaire président Macky Sall ak kaddu yam ci am bu ci nekk rek am ab message particulier bu mu ci am ñu ni am na ku ni ko rek na daal di respecter nag constitution bi loolooy dëgg na fexe ba lépp rek jaar yoon ba ku nekk mën cee gis sa bopp Tribune yéenekaay moo ni xamle boobee anniversaire ak Guy Marius Sagna mi joxe kaddoom ci 24 heures mu ni ko am nga juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay at ñu bari ci say naataango amuñu lu ñu toll te ci jamono ji ñi ngi ci retraite ñàkkum liggéey gu tar gi nekk ci réew mi loolee sa politique moo ko wane lu tolloog ci say at bokk na ci ñi nga xam ne jànguñu ci biir réew mi yow rek yaa tax ni mënuñu koo bind joyeux anniversaire ndax jànguñu est-ce que président de la république neex na nga koy def fêté foofee ca prison ya nga xam ne dañoo amub déficit ci lu tollu 600 juges ndaxte nag ci jamono ji yaa xoj li nga xam ne mooy wàllum justice ci biir réew bu Sénégal du samay kàddu Guy Marius Sagna moo ni xamle mu jógee ci directeur général Petrosen ba président de la république Direct News di wax ci jaar-jaaru président Macky Sall dialogue national bi ralliement opposant ak élection loolee yépp ñu mën koo teewlu ci enquête yéenekaay président Macky Sall di xamle ni da nga war a politique avant tout mu am ay anciens candidats yoo xam ne ñi ngi nekk di waxtaan ak moom mu ni lu toll ci 85% électorat bi mi ngi nekk ci majorité bi waa ku bañ loolu sunu dialogue bi nag du politique dong am na wàllu économique social te nag mbirum dil sax da cee amul las ni ko ah kay gisante waat ak président Macky Sall ak Idrissa Seck dil la bu set wecc ba tax na président Macky Sall ci les échos mu ni 85% électorat bi ban président moo bëggul lu nu mel ban président moo bëggul rek jël candidat bi nga xam ne moo jëloon deuxième waaye nag danoo wane ak njàmbaax ci ak fit ngir ñu mën a waxtaan ndaxte yàgg na def na sax ay weer lan moo tax waruñoo ànd ñu ñuy wax ab dil ci lan ci anglais sax dil lu positif la ci les échos le président Macky Sall xamle loolee tam la ñu gis ci li quotidien président Macky Sall di fa wax ne lu jëm ci wàllum Idrissa Seck ñëw gi mu ñëw ànd ak moom ban président rek moo bëggul am candidat bi nga xam ne moo topp ci ginnaawam ci critique yéen kaay président Macky Sall ma nga fay wax dajeem ak Idrissa Seck mu jàpp ni mbirum dil bu nu ko waxee lañu ko war a xoole ci sens bu positif ndaxte lu ni mel amul lenn loo xam ne rek war naa xajamal mbir yéen liggéey ngir rek xëy na réew mi gis ci boppam mën a jëm ca kanam Vox Populi ñëw ci dëgëral seenuk ànd ak seenuk dajewaay ko mburu ak soow Macky Sall daal dinay suukar ba mu saf sàpp meewum Idrissa Seck mi mu ni adversaire bu sérieux la woon di kàcc ni dañoo takk seen fit ngir mën a waxtaan kan moo ko bëggul loolu ku ko bëggul rek da nga koo mënul am loolee président Macky Sall xamle di rek taakale ñi nga xam ne ñoo koy rek wax ni dil moo nekk ci digganteem ak Idrissa Seck ci noonu la source a xamle ne ci boobee dajee mburu wax na naka rek la amee soow mi moo tax nag président Macky Sall di xamle ne noppi na ngir waxtaan ak képp rek ku ko bëgg cay opposition sénégalaise bi bu ñu déglu woon Malick Gakou Dakar Times lañ ko xamle ndaxte ba mu wone yoon wi ni war a jaar ngir fexe ba rek daaneel APR min kenn dégluwu ko woon Aminata Touré nag nam na yóbbu Toussaint Manga ca yoon waaye yow lu ñu jotee nee na dañu ko da nga am kër goo xam ne njëg li toll na ci milliards le quotidien moo ni xamle ba tax na daal dina koy servir benn citation directe yéenekaay yu bari xëy fésal ko ba tax turbine ne da koo tooñ moo tax Aminata Touré daal di yóbbu ca yoon kii di Toussaint Manga critique yéenekaay di ko dëggal ni Aminata Touré da koo porter plainte de dafa porter plainte ci Toussaint Manga réew mi nag yëngoo ci daal di soobuwaat ci ak guuta li ko waral mooy feebaru mbas bi Dakar moom narmeelu na Ngor Wakam Yoff Ouest Foire Plateau file lañ gën a ràññee li nga xam ne mooy feebaru mbas bi moo tax vacances de fin d'année du am ci élèves yi mi ngi ci ëttu yéenekaay bii di Le Quotidien boobee mbas sax laal bu baax assemblée nationale ci jamono ji les échos di xam le ni toll nañu ci juróomi député yu am bile feebar ñett ñi ñu ngi ñu tee ca l'hôpital ci diggante Fann ak Dalal Jàmm benn malade rek nekkul ci hôpital principal source a moom di xamle ne ministre Daouda Diallo mi daal di gëjoon ci assemblée nationale ngir feebar bu ko tëral am na ak wéer waaye yow Aïda Mbodj Toussaint Manga ak Lamine Diallo ñooy ñi nga xam ne ñooy saaru nag hémicycle bi ci jamono jooju nag ab arrêté génn daal di tere lépp luy activité sportive ba tax na maître Augustin Senghor président de la fédération sénégalaise de football yëkkati kàddu ni lu ni mel moom mooy rey na saxal li nga xam ne mooy football bi ci biir réew bu Sénégal ci las la ko xamle waaye tabbiwaat na ci Sud Quotidien keneen ku ko feelu ci wàllu wu ni mel mooy président Casa Sport di Seydou Sané mu ne lii la moom bu amul ak saafara dinañu ko yëg bu baax a baax ñu bari ci ay nit dootuñu am liggéey te loolee bul xam sax lan la mën a jur sportif yi ci source a ni ànduñu benn yoon ci dogal bi la ñu jël wax nañu leen a mën a may ñu daal di jongante respecté li jëm ci wàllu protocole sanitaire bi lu ko mooy rek yeneen dëkk yi ñu ngi koy def te it dañuy raw te fu nu dajeek ñun rek da ciy feeñ ay waay siiw jaral leen lu nekk moo tax ñu bari rek ci xale jigéen yi wutali li nga xam ne mooy casting de film yi solo yéenekaay mu ni xamle jàngeen jëf
thé Dawas, le thé à l'état pur. yoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne tuuma la jëm ci rek Aminata Touré mi ñu dénkoon mi yoroonu conseil économique social environnemental ne am na ab kër woo xam ne mel ne nag immeuble ne mi ngi toll ci $1 milliard loolu nag mi ngi ko wax ci vote budget ministère bi ñu dénk wàllu biti réew député bi nag dañu ko yónnee citation directe ngir mu wuyu ji fa nga xamante ne mooy altine ca la ñu koy laaj moom député bi la mu xamle moom mooy rek du daal di dem ca ginnaawu ko malaanu kiirlaayam dana wuyu ji bu fekkee ne yoon moo ko soxla li mu wax it tey jii la ca gën a taxaw jëm ci rek moom Aminata Touré am na benn immeuble bu toll ci $1 milliard te du moom képp moo xam boobu immeuble ne bëri na ay député yoo xam ne am nañu boobu xibaar ñu wax ci wàllu ko politique lu jëm ci fonction njiitu parti ak njiitu réew mu mel ne lu nu mel yàgg nañu ko jàmbat fii ci réewu Sénégal ni njiitu réew mi Macky Sall jiite réewu Sénégal wala ci jiite parti bi di APR waaye moom mu mel ne fas yéene wu caa dellu ginnaaw benn yoon bu nu daal di tënkoo ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko démb jëm ci rek garab woo xam ne da nga caa toog kenn du ko gor loolu nag analyste politique bi di Abdou Khadre Sandago la mu ko gisee moom mooy dafay firndeel ne tey jii la gën a taxaw ngir samput ndëndëm ci yenn élection yoo xam ne mën nañ ko amal ci réewu Sénégal mu mel ne kon moom njiitu réew mi fas yéene wut a dellu ginnaaw benn yoon ci loolu nga xam ne mooy bëgg-bëggam dañu koy déglu moom Abdou Khadre Sandago. bu may inspiré l'élément essentiel c'est quoi c'est que pour man le président de la République génnagul ci champ politique bi génnagul ci arène bi mi ngi fi nekkaat ba ci kanam te am na envie def 3e mandat dégg naa fan yële bi ñuy laaj ci histoire entente bi ak Idriss Seck beaucoup on dit oui daf ko bëgg a jox nguur gi ça c'est que il faudrait rien comprendre de la politique pour le penser tey la gën a mën a fonk partem ku mu mënti bëgg partem moo ko ci gënal coalition bu mu gën a bëgg Benno Bokk Yaakaar moo ko ci gënal te bu ci yàlla àndee man je demeure convaincu jusqu'à preuve du contraire que dafa bëgg a def 3e mandat avec brio et il compte sur son parti. benn waxtu tegal na fukki simili ngeen di taataan xibaar yi ci Zik FM wax naa leen ko ci bopp xibaar yi mburu du am ci kiosque yi talaata regroupement boulanger yu Sénégal ñoo jël boobu dogal danoo bank seen loxo altine ci ngoon ñaari fan lañu ko fas yéene amal lañu bëgg rek mooy lu ñeel vérité des prix jëm ci njëguk mburu mi nee nañ ñu daal di koy jëfe teg nag lu jëm ci wàllu saaku farine wi nanu ko daal di wàññi moom RBS tey ji ci suba la doon janook taskatu xibaar yi ca siège am ba nekk ci Pikine kii di Bada Gassama mooy trésorier général bu RBS ñu déglu ko ci jokkalanteem ak Younoussa Baldé. te ñoom kat xam nañ ne boulangerie yi ñu ngi ci ay jafe-jafe yu mag xam nañ ko ci banque yi ndax bépp borom boulangerie boo nga xam ne seqalan na banque la nga diggante woon te moom mënoo koo respecté képp ku nga xam ne mu ngi la doon jaay fariñ moo xam usine la wala commerçant ba xam nañ ni ñu ngi fa yore bor yu dul jeex moo tax nag képp ku yor boulangerie ak foo man di nekk ci Sénégal ñaan nañ la altine ci guddi nga bañ a liggéey ndax daal talaata bëgguñoo gis ci dëkk bi fenn mburu état Sénégal ak njiitu réew mi ci boppam dina xam lan la boulangerie yi jariñ ci réew mi te li ñu soxla mooy farine bi nañ ko delloo fa mu nekkan muy 13000 wala boog njëgu mburu bi nga xam ne gis nañ ne gramme bi 0,95 la baguette bi ñu jaay 150 war a jar 181 prix boobu ñu jox na ko teg aldo qualité bi nga xam ne nag moom lañ nekk moom ñu daal di ko teg ci suuf nu mu gën a gaawee. ñooñu nag ginnaaw seenuk jàmbat ñeneen ñoo xam ne ña ngay yëglu te it di jàmbat mooy association bi boote artisan yi nekk ci réew Sénégal danoo mer ba futu nguurug Sénégal danoo gis ne sax dañu leen a beddi ci programme bi ñeel wàllu ko force Covid 19 fond ba nga xam ne dañu ko tegoon ngir jàppale lépp luy secteur ñoom nee nañu gisuñu seen wàll ba tey ci mbir mi jàmbat yi nag dañu ko yebbi ci kanamu njiitu chambre des métiers ma nga leen di dalal wax ne daañu jot ci seen i koppar te du yàgg dara moom Tidiane Diallo fekkee woon na ndaje wi. xaalis bu ñu leen digool ci période Covid bi ba léegi artisans yi jotuñu si ku jiite président chambre de métier bu Ndakaaru mu ngi leen rassuré ci mbir mi. Maguette Mbow président chambre de métier de Dakar. waaw ñu ngi koy topp parce que inscription yi ñu ko doon defee ci chambre de métier yi kon xam nañ ci lu am solo mais bi ñu ko defee ba pare it dañ ko jébbal ko ministre bi nga xam ne moo na ko santoon yooyu jamono muy Dame Diop parce que moo doon ministre artisan ñu ko gërëm nag ministre nag comme dafay door a ñëw ministère bi amagul woon sax ay bureau yu mu toog yu demee noonu faaw ñu xaw a teeni. mbas mi indi na jeexital ci seen liggéey ñu bari ci ñoom mujj nañu tëj seen boutique ndax gisatuñu ay touristes. métti na xam nga artisanat ay xaaj la dafa am section art production service mais ñi nga xam ne dañuy liggéey ci touriste fi ñu toll amatuñu dara. seen xaalis dañ koy jot ñu ngi ci liggéey bi lii la kàddu duppee ci président bu chambre bu métier bu Ndakaaru.
Tidiane Diallo cant ak ngërëm ñeel na la jamono ji nga xamante ne nag ñi ngi wax ci mbas mi tax ba jëruñ juñ dénk kaaraange bi réew mi jëlub dogal jëm ci tere nañ lépp luy rassemblement ci bépp bërëb loolu nag di tombe ak jamono joo xam ne chrétien yaa ngay wàcc di fêter li nga xamante ne mooy communion waaye te yamuñu ci di 24-25 décembre loolu nag di fête woo xam ne dañu koy faral di dajaloo ci famille ñenn ña sax di génn lu nu mel terewul dañoo tënku ci dogal boobu nga xamante ne ministère bi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi jël nañu ko ci ab communiqué boo xam ne démb tukkee na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk église bi lu nu mel moo tax ba sunu ndaw daje na ak ñenn ñoo xam ne ñoom it tàmmoon nañ di génne ka feeto waaye ñu mel ne daañu tënku ci li nga xam ne mooy bii dogal dañu ciy ànd ak vox pop bi nga xam ne Tidiane Diallo moo ñu ko defal. Covid baa ngi fi mënuñu ko bañ nous devons au moins respecter mesures barrières yi am distanciation entre nit ñi booy toog en plus aussi bu ñuy dugg dañuy raxas suñu loxo bu ñu raxasee suñu loxo dugg on respecte les mesures barrières même si église bi des fois même on limite le nombre nit ñi dañuy ñëw pour célébrer. Bien sûr que oui ñu ngi respecté parce que fii ku fiy dugg boo amul masque moom doo dugg franchement am na vigile bi nga xamante ne day veiller à ça te une fois à l'intérieur on respecte aussi les mesures de distanciation. certes duñ ko dundee comme ni ñu ko doon dundee avant quoi ay accolades yooyu noonu ay joxante ay loxo yooyu noonu dinañu xaw a manqué tuuti mais dañuy def respecté lu sunu njiitu jàngu bi wax rek. kon nag loolu moom mooy ñi nga xamante ne fête bi dana am gàllankoor ci ñoom jëm ci rek mbas mi ak nañu waroo tënkoo ci li nga xam ne moo tukkee ci arrêté bu ministère bu ñu dénk kaaraange bi réew mi moom ministre bi di Félix Antoine Diome démb nag demoon na ca fa nga xamante ne rek moom mooy Fatick ngir jaale sous-préfet bu Kulor nga xam ne dafa faatu ginnaaw ba la mu jël mooy exemple wu am solo ndax daf ne képp koo xam ne yaa nga fa na nga jox cër lii di mesure barrière yi tere it dajaloo ngir rek njaal woo xam ne dañu koy jébbal Alioune Badara Sonko fekkee woon na ko. gannaaw ba mu siiwalee ab kayit buy xamal ni dañuy tere lépp lu jëm ci wàllu rassemblement ci mim réew ministre de l'intérieur et de la sécurité publique muy Antoine Félix Diome moom nag ci àjjuma ji dafa amaloon ab tuppi nemmeeku fii ci diwaanu Fatick ngir indi njaaloom sous préfet bu Kulor bi nga xamante ne moo ñàkkoon bakkanam fan yële ñu génn muy Pape Ibrahima Ndiaye cosaano fii ci diwaanu Fatick ministre bi nag ngir sàmmoo ab lépp li nga xamante ne moo soxal mesure barrière moom nag assisté wul ci cérémonie bi nga xamante ne mooy cérémonie présentation de condoléances dafa ñëw rek rencontrer famille bi ci huis clos mu ànd ceeg naataangoom ministre di Matar Ba naka noonu nekk tamit maire de Fatick beneen mbir bi nga xamante ne ci biile visite nit ñi bàyyi nañ ko xel mooy ministre de l'intérieur dafa joxe ay instructions ngir ñu tasaare lépp li nga xamante ne rassemblement la rawatina ñi ñëwoon présenter condoléances wala journalistes yi ak caméraman yi nga xamante ne ñoo teewoon ci biile bërëb ngir éviter lépp luy rassemblement Alioune Badara Sonko moo doon jokko génn depuis Fatick pour rajo Zik FM. Alioune Badara Sonko ñu des ci Fatick wax ci Palmarin bi nga xam ne dañu ko bëgg a def commune bu verte white écologique maanaam lépp luy gàncax ñun ko fa gën a mën a ñoñalee lu nu mel nag moom moo tax ba autorité municipale yi lëkkaloo coopération allemande bi nga xam ne ab atelier bu ñu amaloon bu ñu juppee Guise atelier boobu nag la ñu ca jublu mooy gën a ñaax askan wi ci nañu mën a aaree seenu diwaan waaye lépp loo xam ne déchet la nañu ko mën a dàqee lu nu mel dañu ciy déglu kii di Fatoumata Sy Sall mooy njiitu antenne programme bi foofu ci Fatick ci micro bu Alioune Badara Sonko. fi ñëwoon tey ci ubbiteewu benn projet bu bees bu ñuy tudd collecte ak gestion de données ay mbalit ñu koy communément appelé mbalit ci biir Palmarin liggéey boobu nag dañ cee lëkkaloo ak waa GIE Recuplast benn kuréelu jigéen yi nga xam dañuy yëngatu déjà ci mbirum mbalit bi set cat ji ci biir gox bi lëkkaloo ak ñoom nar leen a jàppale ci mbirum formation jàppale également ci ay équipement yu takku yu am solo. ñu wax ci caravane sensibilisation askan wi ci wàllu ko sécurité alimentaire di dundin wi nga xam ne dañu koy faral di soxla muy ñamte wi loolu nag daanaka bu ndee xayma téeméer boo jël ñeent fukk yi ak ñaar dañoo daal di féete ci région bu Kolda jamono joo xam ne dañuy wax lu jëm ci ñàkk sécurité maanaam insécurité alimentaire ci niveau national bi téeméer boo jël toll na ci fukk ak juróom-benn moo ne de région la boo xamante ne am na lépp lu mu soxla ngir rek dundin gën faa mën a ñoñ waaye la ñu nemmeeku moom mooy jafe-jafe dañ ci am lu nu mel it moo tax ba réseau africain bi ñeel wàllu développement daal di cay dugg ñaax askan wi ñu soppi doxalin lu nu mel bokk na ci projet bi nga xam ne ñeel na situation alimentaire ak lépp loo xam ne dundin la nu mu gën a mën a ñoñee ci région bu Kolda loolu yëpp nag mi ngi ci compte rendu bu Pape Kadiali Batchi. ci région bu Kolda téeméer boo jël ñeent fukki ak ñaari ñoo jotut ci lekk bu sell te doy contre téeméer boo jël fukk ak juróom-benn ci niveau national bi Fodé Diba mooy njiitu RADI. fii la ñàkk lekk bu sell bu baax nekk aussi au niveau de Kolda parce que boo jëlee téeméer ñeent fukk ak ñaar yoo jël dañuy dund si
ci situation boo xam ne insécurité alimentaire maanaam du ñu lekk bu doy lekk bu sell. situation bi ni mel nag jaaxal lool ONG bile moo tax mu daal di jóg amal benn caravane ngir askan wi mën a changer nañuy dundee. dañuy dem uti ci autorités yi pour que ñoom tamit ñu mën a faciliter population bi ñu mën a am vraiment lekk bu doy lekk bu sell donc loolu tax ñu def caravane pour que nit ñi ñu mën a am prise de conscience que ni ñoom dañu war a xeex aussi pour que ñu mën a am vraiment lekk bu sell lekk bu doy lekk boo xam ne vraiment dina amal population bi njëriñ. ngir loolu mën a antu faaw ñu jàppale jigéen ñi ak ndaw ñi ñu mën a jot ci moyens yi Ñaaña Diallo mooy njiitu comité plaidoyer sécurité alimentaire. il faut que ñu am suuf intrants yi engrais am jiwu il faut que naka la ñuy def ba jot ci matériel agricole bi naka la ñuy ba jot ci formation bu baax bu ñuy permettre ñu mën a béy lu doy nag. xibaaru bitim réew. xibaaru biti réew yi dañu koy doree ak Côte d'Ivoire lu toll ci ñaar fukki junni ak ñaari cas yoo xam ne am nañu mbas mi bi mu fa duggee ak léegi téeméer ak fanweer ak ñett faatu nañu ci waaye mu mel ni réew ma nag feebar bi ma nga fay wàññeeku bu baax bu nu ko daal di méngale ak yeneen dëkk yu nekk ci Afrique. Côte d'Ivoire sax dugg ci initiative COVAX waaye te fas yéene door campagne vaccination at mi ñu jëm loolu ka ko xamle di gouvernement bi ayu bés bi nu nekk ca Niger Amadou génn na ci patiral gi wax ca la nga xam ne moom le cour constitutionnel ba daal di def maanaam neenal ab candidature am nee na nag ay militant am nañu dem battre campagne fépp foo xam ne nekk nañu fa xaarandi lan mooy doon seen ëllëg moom mi nga xam ne yaakaar na ne dina ñëwaat ci seen politique bu Niger. ci Afghanistan moom kenn nit la nu fa daal di faat keneen ci am na gaañu yu metti cong goo xam ne te ju suba la nu ko def foofu nga xam ne moom mooy Kaboul ka ko xamle di ministère bi ñu dénk kaaraange bi réew mi ñaareelu cong goo xam ne am na ci capitale bu Afghanistan ci diirub benn weer kon xibaar yi pàcc bu njëkk bi jeex na ñaareelu pàcc xibaar yi benn ponk képp la li yéene kaay xëye tey. Store Office gën ci mobilier de bureau mobilier de maison.